am na action yaa nga ca kanam. man Daouda Ndoye laa tudd. di jaamu yàlla bu ndaw bu xeebu. nekk conseil municipal au niveau de la mairie des HLM. bokk ci benn kuréel bi ñuy wax cellule des cadres de la République des valeurs bu Thierno Alassane Sall. Daouda nga nekk conseil municipal depuis ñaata at. ñi ngi nekk conseil municipal depuis 2014. L'actuel maire nga fekkee. L'actuel maire lañ fekkee ñun bokk nañ ci ñi nga xamante ne nii ñu ne moom ñoo bokk mandat conseil municipal ñun lañ falandoo ci mairie bi. lan moo taxoon nga dugg ci politique li tax ma dugg ci politique moom mooy bañ nooteel li tax ma dugg ci politique mooy les HLM aux HLM li tax ma dugg ci politique mooy dañoo nekk doomu HLM juddoo fi màggee fi yaroo fi ñu gis ni ndaw ñi dañoo tumuranke ñu gis ni comme que ndaw yi dañoo tumuranke jot na ndaw yi jël seen destinée en main jot na ndaw yi am kenn koo xam ne dina nekk seen porteur de voix la voix des sans voix représenté leen foofu. li taxoon ngay xeex ba ne da ngay dugg ci mairie bi pour régler problème yi est-ce que ak seen régime bii nii yaa jàpp nga ni mi ngi faju fajuwut benn yoon waaye nag du tere ñun bu ñu woowee wax dinañ wax au contraire dafa empiré li taxoon ñu dugg si ak njoxt yi ñuy amoon mooy gis ni mairie dafa war nekk benn taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la si ndaw yi nekk si penc HLM bi mais dafa am benn taxawaay boo xamante ne dafay jëriñ waaye ñun dañoo gis ni boo jëlee exemple si biir budget mairie HLM nga xamante ne mën nañ ko xayma si lim bu takku di 1,2 milliard ak lu topp budget de fonctionnement bi rek maanaam li nga xamante ne ni moom mooy jógee ko ci mairie HLM day avoisiné presque ay 1 milliard waaw mu nekk loo xam ne lu doy waar la li ñuy def si waa HLM ñoom si seen bopp ay 200 millions la xam nga loolu aberration la looloo tax tey ñu gis ni comme que boo xoolee ni mairie bi di fonctionner ak ndimbal yi ñuy joxe liy dese pour ñu mën koo orienter si développement HLM ay 200 millions ñu ne kon loolu taxul ci ko HLM. bu fekkee ni tey maire bi dafa am benn mbébét mook ñi mu àndal bu ñu ko voté dafay jàll donte sax nekkul loo xam te ne ni lu enjeu waa HLM la wala loo xam ne xëy na lu partisan la mais liñ ci gën a saytu te mu garaaw te dinañ ci ñëw ci kanam mooy lu bëri kenn du ko waxtaanee biir mairie bi ñun nekk conseil duñ ko yëg dañuy jékki-jékki mën a cëpp suñu kanam te buñ ci interpellé maire bi duñ ci tontu waaye loolu dama la ne du benn du ñaar du ñett du ñeent loolu depuis ba ñu sasoo ba ñu faloo mairie bi ba léegi 80% néew na ñuy def loo xam te ne dañ koy def mu jaar ci yoon lu si ëpp li ñuy def ci mairie bi jaawul ci yoon parce que conseil yu si ëpp yëguñu ko wala ñi nga xam ne yëguñu ko mooy ñi ànd ak ñoom te léeg-léeg muy am neen noo xam ne xëy na dafay demee du ma dugg si détail. foofu la ñuy xuusee rek comme vote la ñu dugg ci vote budget bi daaw le budget était à 1,3 milliard. après biñ ci teqee li ñuy teq pour xeex Covid beeg yooyu ñu génn si 220 millions pour xeex Covid bi te ba léegi daanaka ñu bari nee nañu jotuñu seen dimbal hôpitaux yi ñoo ci mujj hôpitalu HLM bi ci corniche bi poste de santé bi waxi noppi alors que le budget a été voté te ba léegi ñoom gisuñu dara ren ngeen voté budget 1,7 milliard environ on va dire parce que jusqu'à présent kenn bëgguñu wax lu leer donc on va dire 1,7 milliard environ depuis 2014 lan lañ ci réaliser wala lan nga ci gis loo xam ni budget bi génn na mairie bi réaliser si lii ñu xam ni lii mairie HLM moo ko réaliser. Nicolas question bi ma laaj damay sawar si tontu déglu bu baax li ma lay wax ma laajale bi waa HLM ñun au niveau du conseil dafa am benn taxawaay boo xam ne dañ ko fa def jàpp nañ ni depuis ba ñu commencé débattre budget bi en 2014 mu nekk 1,2 milliard di yokk ndànk-ndànk te 1,7 milliard yi nekk na loo xam te ne budget pessimiste la waaye liggéey HLM bu fekkoon def nañ ko ni ñu ko war a defee kon budget bi dina ëpp loolu balaa ma lay wax budget HLM dama lay wax nan la ñuy amee budget bi. budget bi la plupart du temps ñu ngi koy constituer si ay recettes yoo xam te ne ay recettes la ñu ngi koy jëlee si mairie HLM bi ak di ko collecté yenn entreprises yi nga xam te ne ñoom ñoo nekk Solida et cetera waaye dama lay wax ni que am na benn année ñu ngi fàttaleeku benn luubal bu rëy lañ njort ni moom moo fi amoon mooy lan mooy gars yi ba ñu woowee def budget bi dafa am ñu woo ñëw collecté ñi nga xam ne ñoom ñooy voie officielle pour diverser trésor ñooñu tase nañ fekk ñeneen ñoom ne ils ne sont pas habilités ñoo xam ne ñoom it dañ doon collecté pour kan lañ doon collecté loolu lu garaaw la c'est-à-dire que kon une partie du budget boo xam ne war na dugg si gafaga HLM dugg ci gafaga HLM si gafaga ay personnes privées la nekk suivez mon regard parce que du ma tudd tout ni ñu organiser budget bi lañ ne ñun d'accord wuñu ci te wax nañ ko si conseil municipal boo xamante ne nii moom la ñuy voté budget bi parce que tey si budget boobu si tënk jàppal ni 80% dafay dem si HLM mairie HLM moom ci boppam salaire yi muy fay personnel de santé bi nga xamante ne nii moom lay fay mooy centre de santé bi
salaire yi nga xamante ne nii ay recrutement la pour cent la léegi nag xam nga lan moo si doy waar si budget bii nii 1 milliard 400 1 milliard 700 jàppal ne lii jëm si waa HLM 300 millions la 300 millions nooy defee HLM man damay laaj est-ce que ñun dañoo fal conseiller municipal bu mel ne mairie boo xamante ne nii li ñuy voté dañ ko voté pour ñoom si seen bopp mooy salaire du maire salaire du premier adjoint wala dañ ko voté si pour waa HLM. budget fonctionnement cabinet maire bi rek déjà 200 et quelques millions. moo tax ma expliqué la xam nga loolu c'est une aberration ñun ñu ngi rêvé benn mairie boo xamante ne nii ñi fa nekk dañuy renoncer seen salaire ñun ñu ngi rêvé benn mairie boo xamante ne nii ñi fa nekk dañuy jël xaalisu HLM pour waa HLM di ci faj waa soxlaay HLM waaye duñ ci jël di ci faj seen ay soxla ñoom seen bopp parce que lan loi bi moo leen ko permettre wala loi bi moo leen ko autoriser. 20 millions pour subvention aux ASC 20 millions pour les mosquées. moo wax la benn secret 49 et quelques millions pour les divers. boo xoolee budget boobu noonu nga xam ne ñu ngi koy def subvention aux ASC. mais dama si ASC nga laaj leen ASC yu bëri duñ jot subvention. te ñu ngi koy voté xaalis bi kon mi ngi génn. fan la xaalis bi di dem. ASC HLM moo fi jot subvention bërki démb. te dañ ne leen 6 millions liquide mi ngi nii mu doon lu ma yéem. ba pare ne leen ngeen yokk ci million bi ñu leen joxoon daaw. dama lay wax benn affaire xam nga lii laa lay junj doy na borom xel moo tax ma ne la vote du budget bi ni ñu ko defee dafa yéeme waaye ñun dañoo tumaranke sur conseil municipal motuñu 15 sur un nombre de 54 yoo xamante ne ni ñi ngi bañ loolu. kon daal yow jàpp nga ni li ngeen di recouvrer li mairie bi di recouvrer par an waroon na gën a mën a yokk su fekkee war na gën a yokk bu fekkee ni recouvrement yi dem na normal rax ci dolli dafa am lu ñu njort ni ay dessous de table la maanaam ñi nga xamante ne ni dañoo woon di fay impôt ñu leen di baal ak di leem-leem ak di def ay mbir ak di am lu ñuy def ak ñoom. waaw loolu il faut ñu wax ko mu leer ndax ñun amal lu ñuy tiir amal lu ñuy ragal ñun HLM moo ñu tax a nekk te HLM jaal nañu suñu bakkan ba mu ñu maire bi tamit ne ñun dañ ko sosal tuumaal ko yóbbu ñu tribunal ñetti weer ñuy yëg di waaj jël avocat fay ko lu cher parce que dafa bëggoon tilimal suñu der tamit avocat ak yàlla def na tribunal jox nañu dëgg te moom daf ñoo waxoon ni nañ ñu condamné ndax dañ ko sosal fay ko 500 millions de dommages intérêts HLM moo ñu jaral loolu ñun nag liñ doon wax dëgg la ba tribunal jox nañu dëgg ndax réew bi tamit lu mu néew état de droit la. tribunal jox na xam ne li ñuy liggéey. tribunal jox na leen dëgg. ci moo leen porter plainte li mu leen porter plainte amul wala am na loo xam ne am na ci wala dara amu ci. lim ñu porter plainte mooy diffamation boo ko déggee ci olof mooy dañ ko sosal dañ ko waxal loo xam ne nekkul parce que nee na ñun dañ kaa jiiñ loo xam ne defu ko ñun liñ koy jiiñ moom moo ko def. ñun dañ ko poser question ñu bind ko benn lettre naka dafa am loo xam ne dafa leeral suñu bët moom mooy marché triangle pour ñi nga xamul mooy boo di génnee corniche bi nga jël yoonu angle mousse bi boo demee bay waaj a àgg rond-point Colobane am na benn R+1 boo xam ne di nga gis à ta gauche foo xamante ne nii foofu la Ndiaga Ndiaye yi ak Tata yi di gaaree foofu si HLM la bokk R+1 boobu ñu def ko centre commercial tey conseil municipal bi yóbbuñu ko amul appel d'offre loolu lañ jotee ak moom. ñu bari dañ koy jaawale ak travaux étudiés. waaw parce que dafa mel ni lu bokk si Colobane te bokkul si Colobane si HLM la bokk. may waa HLM tamit il faut ñu xam lan mooy délimitation HLM lan moo bokk si moom ak lan moo bokkul ci moom lu si demee ni parc Amazout mi nga xamante ne nii terrain Colobane moom moo nekk ci ginnaaw parc Amazout boobu tamit ci HLM la bokk te foofu na fa HLM waaye doxantu dinañ gis ay briques yoo xamante ne nii mi ngi fa ñun demoon nañ fa ak ay construction yoo xam ne ñu ngi ko fa doon waaj a def ñun ba ñu yëngalee ci la gars yi dellu ginnaaw ci la ñu bàyyi. marché triangle bi gars yi commencé nañu joxe cantine yi ba sax am na ñoo xam ni commencé nañu dugal seen marchandise bay jaay fu ngeen ci toll. actuellement ñun gagné nañ procès bi leneen lu si topp nag mooy ñun wax naa la ko sànq dinañ utiliser tous les voies et moyens légaux yoo xam ne dinañ ko def pour mën a topp loolu pour le compte des HLM mois cantine yi maa ngi wax ñi koy jënd te ñu may suivre ñu bañ si dugal seen xaalis ndax danañ perte ndax loo xam ne conseil municipal bi yëguñ ko loo xamante ne ni tegul ci xam-xam loo xamante ne ni amul appel d'offre ñu jaay la ko nga jëndee ko 15 wala nangami million boo ko defee yow miy jënd di nga jaay di nga sànni sa xaalis. mais ci vote bi mu jot am ba mu am ay coow dafa mel ni voté woon nañ ko ñëw actuellement li nga xamante ne ni moom lañuy def même bu fekkee ni gars yi mujjee nañ ko voté ñun danañ ko attaqué loolu ni ñuy def nag ba attaqué ko soxla ñu si wax parce que doo jël sa arme ni ngay xeexee di ko wax nan ngay def ak fan ngay def ndax ñoom ñuy anticiper. 2014 ba daanaka 2021 suñu nee réalisation ñu ne marché triangle la ñu réalisé juste après marché triangle bi automatiquement dañu song marché Modou Bey bi ba jamono jii ñuy wax ni travaux yi tàmbali na ku fa dugg di nga gis ni travaux yi tàmbali na yéen les conseils municipaux est-ce que jot ngeen waxtaan ci reconstruction marché Modou Bey bi est-ce que gis ngeen plan bi
est-ce que xam ngeen budget bi ko war a voter est-ce que xam ngeen après nu ñuy dispatcher les cantines parce que certains parlent de R+3 R+4 donc il y aura beaucoup plus de cantines que yi fa nekkoon. ñu yokk ci ne c'est un budget à coût de milliards te qui parle de coût de milliards parle automatiquement d'appel d'offres est-ce que yooyu yëpp jot na ci am. da nga ne ndax waxtaan nañ ci waxtaanuñ ci da nga ne ndax budget bi leer na si bopp nit yi budget bi leerul si bopp nit yi da nga ne est-ce que am na loo xam ne wax nañ ko benn projet wala benn maquette boo xam ne présenté nañ ko conseil municipal boobu ñun yëguñu ko donc budget bi am na ñuy laam-laamee ne diggante 2 ak 3 milliards 500 la. xam nga c'est extrêmement grave ñun ñi bokk si conseil municipal suñu demee sax ba xamuñu budget bi ñaata la am na ñu ne 2 milliards la am na ñu ne 3 milliards am na ñu ne 3 milliards 5. certains parlent même de plus de 8 milliards ou 12 jëm kaw. 8 milliards 12 milliards donc nekk na loo xamante ne ba léegi kenn mënu laa wax quelle était l'urgence beneen bi mooy appel d'offre amul encore une fois de plus bu amee appel d'offre ñun gisuñu ko tappale ak luubal bu métti moom lañ njoxte ne moom la gars yi def foofu noonu mu nekk loo xam ne lu doy waar la loo xam ne ni xel mënu koo jàpp. nee nañ marché bi dafa nekk en état de délabrement d'accord ñu dafa am ay questions yoo xam ne ni ñu koy poser des questions yoo xam ne questions légitimes la kat lu tax defuñu appel d'offre il faut qu'on nous dise lu tax defuñu appel d'offre parce que yëgoon nga ni ki ñu jox pour mu tabax foofu noonu kooku lañ joxoon pour mu pavé HLM pavage bi tamit nekk na benn luubal ak benn jëf tappale bu mag boo xamante ne moom moo xew ci mairie bi boo demee APIX ñun dem nañ APIX ñun dañoo fa ne liggéey cuuna lañ def ñun dem nañ APIX laaj leen est-ce que diw société bi mu indi ba gagné est-ce que c'est enregistré au registre de commerce c'est pas enregistré au registre de commerce donc c'est une société fictive boo xamante ne ni du fay impôt yaa may dégg bu baax xanaa kon mu régulariser suñu ginnaaw waaye ñun ba ñuy def suñu ay gëstu boo amee NINEA wala registre de commerce diggante 2020 ak 2021 la ko am. tey ñu ngi dalal Daouda Ndoye di conseil municipal ci mairie HLM bi bokkoon ci 13 wala 16 conseils yi nga xam ni ñoom dañ doon xeex guddeeg bëccëg pour que HLM am beneen xar kanam tey ñu fekk ko biir këram HLM 6 Daouda HLM 6 stade le stade des HLM à peu près à 100 mètres de chez toi stade bi fa mu nekkoon la nekk. kay ma may la leneen Nicolas stade bi dama defal benn parenthèse ba am si stade bi man damay posé wu question nee naa ñu dafa am ay questions yu bari yu ñu posé wu lu tax marché ñu koy joxe amul appel d'offre lu tax au niveau de la mairie des HLM mairie HLM am mairie ci corniche bi lu tax ñu tëj mairie bi def ko dépotoir oto maanaam fourrière dafa def ay oto tëj mairie bi depuis 2014 ba léegi. ma yokkal la ci aussi di ko defaale ko dépotoir gerte. xaaral rek kat à qui ça profite xam nga loolu dafa yéeme non seulement dépotoir gerte ak fourrière waaye lan moo tax mairie HLM depuis 2014 ba léegi mu nekk en location. di fay 3 millions par mois. di fay 3 millions par weer wala par bimestre. ak commissariat bi. ak commissariat bi lan moo tax ñu nekk en location damaa bëgg ñu gën a gëstu xool ki moom kër gi kan la ki koy loué la tax moom ñu koy fay somb cher boobu noonu si location fii HLM gisuñu fi benn kër bu fi ñu loué 3 millions donte sax mairie bi kër bi mu jël kër bu yaatu la te mairie war na nekk fu décent xaalis boobu amoo yaakaar ne bu dee 3 millions par weer 10 mois yi wala 12 mois yi 36 millions la 7 ans yi dafay nekk presque 200 nangam millions lay xaalis bi boobu nekk bu dee 36 millions par at la yaa may dégg bu baax 200 et quelques millions 200 et quelques millions yi àggalewul mairie bi nekk si corniche bi kon kay xaalis boobu à qui ça profite loolu la ñu war a laaj boo leen jiiñee li ngeen di def leerul ñu ne yow da nga leen sosal ñu yóbbu la tribunal pour nga noppi ba pare di la mystique. waaye di la mystique di la liggéey. kon maa dañoo Balla Gaye dañu am ci mairie bi. déedéet ñun ñu ngi sant yàlla mi ngi ñuy dimbali waaye bàyyi ñu suñu bopp xam naa loolu la ñu yëgu dañoo fa ne ñun ay gone ak tubaab lañ dañoo nekk fii ñun fii lañ dëkk fii lañ juddoo xam nañ li fi xew te lu mu leen jaral nañu ko waaw yàlla yoo jàmm. mais stade bi stade du HLM bi. est-ce que am na conseil municipal boo xam ne jot ngeen ci toog waxtaan ci lu jëm ci stade bi diggante 2014 ak léegi. beneen laa ko mos a fàttaliku. mooy 2014 wala 2015 parce que dañoo amoon projet tout au long de la mur de clôture ñu dafa ay cantine kenn si ñun ko dëkk fii HLM 6 moo yëgoon si terrasse am gars yi tabax miir yi yëkkati miir bi foog ne duñu xam li xew kooku sëpp gis gars yi nekk ci biir di gas ak di def ay travaux ay tranchées kooku entrepreneur la du ma wax turam fii. lu may dégg xam naa kan la. mu wax ñu ko ba ñu créé woon fii benn collectif mu jur coow lu rëy mairie bi. chaque jour si ay actes yu kenn mënta wax lay nekk jëmale ko si conseil yi ku lëmbal sa sankal làkkal la sa kersa mairie bi jël na fi ay tablettes jox ko l'ensemble des conseils municipaux. non tablettes yooyu kay dara ci ñëw. tablettes yooyu man jëluma ci man ak Modou Dieng
jëluñu si tablette yooyu ñeneen conseil yi nga xam ne man yëguma beneen conseil bu jëlu si tablette yooyu parce que man sama mbir laay toppatoo lu ma wax lu ma wóorul lu ma wax lu ma leerul waaye man soxlawuma tablette jëluma tablette parce que loolu man jàpp naa ni corruption passive la non seulement jox na fa ay tablette ak yeneen xeetu ndimbal yu mel noonu yoo xam ne ñun soxlawuñu ko jëluñ ko. mais yeneen xeetu ndimbal yooyu lan la. yeneen xeetu ndimbal yooyu mooy par exemple chaque année mairie HLM dafay organiser benn waxtaan septembre jàpp décembre lañ koy def waxtaan bi ni ñu koy defee Saly na ñëpp déglu xam li may wax. sorti la waaye ñoom sorti bi dama lay wax li ñoom thèse officielle bi ñu wax dañu ne dañuy réfléchir si problème HLM yi def ay formation ce qui est normal d'accord nañ ci loolu il faut faire très attention. waaye d'accord ñu ci ñu war a dem ba Saly pour def foofu waxtaan boobu HLM manqué wul benn salle bu mën a am 54 personnes yoo xamante ne nii wala 58 conseil municipal ñu jël benn restaurant bu nekk HLM mu togg ñu dépenser 1,5 million wala 2 millions ñetti fan la en conclave ñu réfléchir pour les problèmes des HLM mois bu ñu paree ñu trouver ay solution de budget bi nii lañ koy doxee nii lañ koy doxee lan moo waral ñoo am éprouver le besoin di dem ba Saly man mosuma see dem depuis 2014. fecc lekk bu nekk xawaare moom moo fa xew. boo ñëwee ñun jox la ndàmpaay enveloppe bu am solo mosuma see dem première année ba ko gars yi defee 2014 man kese may conseil municipal boo xam ne sama baat ca kaw ma ni sajj baaraam dama bind benn bataaxal monsieur le maire bañ defee conseil municipal dama leen wax na ngeen ragal yàlla les HLM aux HLM loolu laa leen waxoon ma ne leen ma limal leen école yu nekk si commune bi te amuñu toilette ma limal leen école yu nekk si commune bi te amuñu toit yi dafa fissuré fayu ñu ndox dañ leen coupé xale yi bu ñu bëggee dem gaaruwaay dañuy dem si kër yi nekk aux alentours xam ñun fii lañ def xam nañ li fi xew dugg pour tuur ndox ñu limal leen ko dafa leen budget ne leen somme bii ngeen bëgg a alloué pour dem sotti Saly ay 25 millions wala 30 millions wala lu ñu toll boo ñëwee joxe ay période daf yëf yi tappale xaj na ci waa HLM liggéey du xaalis moo koy def budget yi lu mu rëy nañ dem 5 milliards liggéey yéene ak xol bu rafet ak xol bu sell moom moo koy def tali HLM 6 bii nii lu tax boobu léegi mu nekk ay rang-rang defuñu si tali fi mu ne nii mi ngi ne fan yi maa ngi gis mu ñu lancé benn programme de pavage Facebook yi sonal nañu moom dafa ñoo sonal pavage balaa nga koy def da ngay defar ay tali. mandat mairie HLM 2014 2021 daanaka 2 ans dooleeku ñu ci ñu ne d'ici janvier 2022 ci la ñuy duggaat ci élection yi est-ce que pare nga pour àndaat ak sa parti bi nga àndoon pour. jogante ou bien yaa ngi xalaat ni war ngaa mën a coaliser ak Massamba wala Mademba wala benn doomu HLM boo xam ne di ngeen mën a ànd liggéey. 2014 bokkoon nañ si candidat yu gën a jeune boobu daanaka sax mën nañu wax ne amuñu woon fanweeri at ñu nekk candidat indépendant ab récépissé parti dem aux élections bu ñu yàlla mayee bakken may ñu gudd fan ak wér dinañ tollanti incha allah. ñu ngi woo Sénégal ak Sénégalais yëpp woo tamit HLM ak HLM waa yëpp su ma waxee Sénégalais yi mooy ñi dëkk HLM te dëkkatuñ fi nga xam ne dañoo wàllu seen waaye seen xol HLM la nekk pour ñu ñëw jàppale ñu suñu projet boobu nga xam ne am nañ ko ensemble ñu ànd defar HLM pour waa HLM. ñi ngi woo tamit ñëpp pour wax ni ñun am na yeneen parti yoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom dañ si lëkkaloo ak ñoom parce que dañoo bokk benn kuréel bu ñuy wax CRD Congrès pour la Renaissance démocratique waa ACT bu président Abdoul Mbaye ci la bokk. waa mouvement tekki ba Mamadou Lamine Diallo ci la bokk waa taxaw temb pour professeur Bouba Diop si la bokk Bouba Diop si la bokk waa LD bu président Pape Sarr ci la bokk donc ñi ngi lëkkaloog ñoom ñi ngi liggéey bu yaatu ñi ngi liggéey en soudine te dinañ samp suñu ndënd incha allah déclarer suñu candidature ànd seeg ñi ci war a àndal. Daouda ñi ngi lay gërëm di la sant.